Siteu tudd nga ko sànq Max Mbargane seetaan nga ko ci Lutte TV nee na bu ñu leen joxee Papa Sow pare nañ pour bëri ak moom Siteu. waaw non xam nga Siteu dafa am mbër yoo xam ne ñoom mën nañoo bëre ku nekk ndax yàlla moo leen may boobu bayre Siteu ci la bokk Modou Lo ci jiitu Ama Baldé topp ci Siteu topp ci mën nañ choisir seen adversaire même bu nekk sax làmb mën leen bañ a boole mais ginnaaw gi ñu am moo leen di boole ku nekk Siteu c'est un grand champion kenn mënu ko bañ mën na la bañ a nekk sa premier choix nga ne kii laa bëgg a bëreel kii laa bëgg a bëreel mais kenn mënul bañ Siteu waaw. yéen bu ñu leen contacter pour Siteu da ngeen. ça dépend bu ñu woowee bu ñu ci waxee mais man de gisuma pourquoi ñu mën a bañ Siteu gisuma ko Siteu gisuma ko mën a bañ. xanaa yéen loolu nooy ngeen di wër. non waxuma Siteu ku gën a mën Siteu nooyul Siteu champion la gisuma c'est-à-dire ñun la kaay ji da nga war a bëri Siteu nga loo foo koy teg gisuma foo koy teg contre Gouye Gui ku bëre kan moo bëre Siteu a fecc pecc mi moo bëre bi moo def lépp bu Siteu ñëwoon taxaw nii Gouye Gui taxawee làmb ji fu mu jëm fu làmb jëm action yi moo ko def fekk ñu toj bopp bi avant combat moo na ne ay bëréwuma mais mu am jom am fit daal di continuer ñëw bëre ñu wax déet mu ñëw moo xeex moo bëri action moo ko tànt bali ko ci fekk ko ci mais kenn bu tuusee mu neex su feccee mu neex su bëree mu neex am na mbooloo sama axulaay taal laay wax kenn mënu ko bañ. kenn mënu ko bañ waaye man damaa yaakaar ni yéen waa staff Papa Sow instant bi da ngeen di fiir Siteu rek pour mu teg loxoom ngeen. wallaay billaahi wallaay du loolu. Papa Sow bu amee ñaari. Max de moom nee na pare na moom. waaw ñun bu ñu seetsee bu ñu d'accord ci prix mën nañ bëri ak moom comme même bu nekkul suñu première option man gisaguma ci lu war a tax du ñu mën ñu bëri ak moom gisuma ko. comme ni nga ko waxee bu nekkul suñ première option. waaw yéen seen yow boo sañoon. waaw adversaire Papa Sow ñun la kii ngay tànn kan ngay tànn. dañuy bëri ak Boy Niang boo ko amul bëri Gouye Gui soo ko amul. seen première choix Boy Niang. bëri ak Siteu. Sa Thiès. ak Sa Thiès mais looloo fi nekk mënoo leneen Sa Thiès xëy ak ay bon Sa Thiès kan moo ko mën a bañ ci làmb ji kenn mën a bañ kenn mun leen bañ maintenant léegi nag da ngay xool proposition yi lay def ndax jaral na la mais kenn mun leen bañ Paaso ni ko Tapha Tine ñàkk mën a bañee keneen mën ko ñàkk mën a bañ noonu la ñàkk mën a bañee Siteu Sa Thiès wala keneen. kon jàpp nga ni Tapha Tine mënul bañ Papa Sow. fu muy jaar ñoom ñëpp diggante yi dama ne boo jëlee Siteu jël Sa Thiès jël Boy Niang jëm kaw ñooñu ñëpp ci dañuy bëri seen biir. problème roi des arènes bi bëgg naa ñu ñëwaat ci parce que lambu démb si yaakaar naa ne seetaan nga ci lu bari. te Manga nga doon supporter. waaw Toubabou Dior ndax dafa mas a nekk roi des arènes. déedéet non noonu yaakaaruma ko. Manga ba naan la nekk roi des arènes. Manga bi mu daanee Mor Fadam en 84 je pense. 84. waaw 94 Toubabou Dior daan ko. waaw xam nga ni roi des arènes naan boo daanee kii rek nekk nga roi des arènes loolu amul woon. ok parce que championnat mini championnat loolu lañ defee roi des arènes. mais mën ngeen bëri comme ni Boy Bambara yoree drapeau arène sénégalaise Boy Bambara moo nangu drapeau arène sénégalaise Mbaye Guèye moo ko nangu ci Robert. Boy Bambara nangu ko ci Mbaye Guèye mais drapeau arène sénégalais mu ngi Boy Bambara ba léegi te Boy Bambara bëri na ci diggante bi daanu ndax Mbaye Guèye doon revanche daan na ko fi tu comprends. mais boobu bëriwuñu drapeau arène sénégalaise mën ngay bëri beneen drapeau. mais daal yaakaaruma xëy na ma juum dégguma Toubabou Dior roi des arènes dégguma Toubabou Dior roi des arènes. parce que Manga. bëri na defe naa 10 ans diggante bi daanuwul après. bi ko. Mor Gueye daane en 81 bëri na 10 ans daanuwul après. Modou Lo Balla Gaye 2. bëri woon nañ 2010. war a bëriwaat 2019. yéen waa Modou Lo ngeen. waa Parcelles. waaw ba 26 yaakaar naa ñoo ngi ci ginnaaw Modou Lo. dëgg la. combat Modou Lo Balla Gaye. loolu lañ ci nar a duggee. mais ñaari champion ñooy bëri ku nekk mën na daan sa morom day ñaan yàlla Modou Lo daan ko jël bu amul benn werante bu gaaw mais kenn du bëreeg Balla Gaye ne yaa ko mën
kenn du bëreeg Modou Lo ne yaa ko mën. mais yéen waa Parcelles li ngeen jàpp instant bi mooy Modou moo mën. non dañu ñaan yàlla Modou daan. physiquement nu ngeen gisee Balla Gaye nii da ngeen koo xeeb. mais Balla Gaye mu ngi liggéey dafa bëre contre Gris Bordeaux 15 minutes boo xam ne bu intense bëriwaat deuxième kii dem yokkaat entraînement dem INSEP di yokk entraînement mais day am dara moom Balla Gaye fi mu teg Modou Lo tax mu dem INSEP parce que INSEP passé woo ko fa jiitu. passé woo def na 45 INSEP bi muy bëri Baye Mandione. xam na ne Balla Gaye ngi liggéey waaye Modou Lo comme ci liggéey lañ ko xamee ci la dëkk ci la nekk te revanche lay jël dañ ko ñaan yàlla may ko ndam bu dee bëre Modou Lo kenn dàq ko bëre ci Sénégal bu dee fit kenn ëpp ko bu dee xeex kenn dàq ko bu dee stratégie macha allah. ñaan rek moo des ñaan ko yàlla may ko ndam lu sedd guy. mu mel tamit li ngeen amoon yëpp génne ngeen ko fu ngeen xam dugg ngeen fa moo tax ngeen jël 7 personnes boole ko Modou Lo ñu àndale ko dem jàppale ko ci entraînement yi contact yi boole ko 4 entraîneurs combat bi moo toll foofu wala da ngeen a bëgg a fayu yéen. non ñoom noonu ñu doon entraîné fii ñoo ànd dem di entraîné ji fee. waaye bii xam nga man damay wax ni jël oto dem Tamba wala Guinée wuti Serigne ma jël avion bu sedd. dem Espagne wala États-Unis lu sal entraîné moo ko gënal ci la ëpp récupération donc ñooñu àndoon dañ dem continuer seen entraînement dañuy entraîné ji rek du ay xam nañu loolu c'est li mu def c'est professionnel. mais demandoo gi combat bee ko laaj. waaw am na ci d'une part kon combat bee ko laaj parce que ku ci nekk ñi ci ëpp dañuy dem pour préparer wu ji jàppale waale Modou Lo mais dañuy préparer waale. pour saison bi waaw. mais c'est-à-dire Modou Lo combat bi c'est-à-dire combat bi mënul gën a rëy combat mag Eumeu Sène mënul gën a rëy combat mag Lac de Guiers combat la rek comme combat yi. combat la nag mais ñee moom Modou leen daan mais kii dafa daan Modou. waaw ci 41 secondes. waaw mais loolu amoon na loolu dëgg la moom revanche lay jël dañ ko ñaan yàlla may ko ndam lu seddu gi. mais yaakaar nga combat bi gaaw comme ni mu gaawee woon. mën na gaaw ko mën na bañ a gaaw. est-ce que dóor mu daanu mën na am ci combat bi. bañ a mën a am mën na am. ñoom ñaar ko dàq xeex. seetal seen combat ñoom nga analyser ku dàq xeex. non man kay tey laaj lay def. moom laa lay expliquer léegi boo xoolee seen combat di nga xam kan moo dàq xeex. yow loo gis. mais Modou Lo dàq xeex. Modou Lo dàq xeex. ku dàq bëre. mënu ma wax ne kii a dàq bëre vraiment mais Modou Lo moom laa jege xam naa ne jeexal na téere bëre. Balla Gaye ñu xam ne vraiment mbërëntaan la vraiment loolu moom boo ko farlu it xam ni bëre rek lay def waaw waaye man xam nga ki nga jege di ko gis muy bëre nga xam loo nga gis ci moom loo xam ne xamoo ko woon xam naa ne mbër dàq ko bëre ci arène bi waaw. Gris Bordeaux Ama Baldé ñoo ngi koy wax. waaw. combat jaadu na wala jaadu. jaadu na c'est normal te wax Ama gravé na échelon yi war na bëri Gris Bordeaux bañu ko bañul bëri moom. kon lu bloqué combat bi parce que promoteur yi bëgg nañ ko. waaw bu ñu ko bëggee dafa laaj kii mooy xale kii mooy mag donc bu ñu bëggee mu gaaw xale day wàññi njëg ñu fekki mag ñu daje ndax xale bi place mag mi la bëgg jël mais dama lay wax tuuti ci combat boobu su nekkee Gris Bordeaux bi ma xam su may pronostic moom laay du question far bi de. dama dindi. fa nga far de moom. waaw falaa far mais damay dindi yére far bi. analyser. techniquement analyse seen qualité. am na qualité yu bëri c'est un grand champion. mais Gris Bordeaux bu sérieux entraîné li mu war a entraîné. combat boobu mën na ci def feu et flamme. yaakaar nga ni kon Gris Bordeaux bu melee ni mu war a mel. mën na andi jafe-jafe Ama Baldé. waaw ci lu feu et flamme. ci bërëb wala ci xeex bi. wala ci rañaan. ci lépp ci tout xam nga Gris nga faral ko ñàkk ko faral c'est-à-dire lourd léger la
luur yëpp moo ci gën a oyof macha allah luur yëpp moo ci gën a oyof luur yëpp moo ci gën a oyof xam nga moom yàlla moo ko may moom yaramam loolu moom macha allah maintenant su ko jëlee daf ci war a def sérieux bu mat sëkk parce que am na lu dal paasaw dal na ko année yi baaxul donc bii daf ci war a wone occasion la mu def ci loo xam ne li ñëpp ne gongo. Gris 2 Reug Reug combat ba taxaw na. waaw ñaari champion lañu ni ma xamee it Maodo lay wax damay sumiwaat yére far bi su ko Reug Reug su Maodo amoon chance ci Reug Reug damaa la damay ñaan Reug Reug daa mais nangam naa am waaye Gris 2 bu paree tey lan. tey le 13. tey le 13 novembre. ragal naa yuuxu dana ji fuñ ko foogewul. xam nga Gris 2 ñu bëri xamuñu lu bëri ci moom xam nga mbër bu ko yàlla mayee macha allah mu am force may ko gabari mu mën bëri te ñu bëri xamuñ ne ñu bëri réer nañu bëreem ba pare mu am man li ma gën a neex ci góor fit waaw. am fit. lu mu wér. gars yi nee nañu amul sens ci bëre bi. kookan la. gars yi suivre làmb. waaw moo ñi suivre rek suivre ñu Gris 2 mais bëre simple ak bëre dóor bokkul. Reug Reug champion la daan na Elton jël bu rëy te ku daan Elton champion nga. mais Gris 2 du ay 70 la kii am 30 de 55 la Gris 2 45 Reug Reug. kon yow Gris 2 mooy sa favori. mooy favori. ok mooy favori. Père Balla woon looy tàggatoo ci luttetv.com. nuyu ñëpp ziar ñëpp baalu ñëpp ak di wax ni am na coow yu may dégg ci ay Papa Sow lii Papa Sow lee Papa Sow Fass la bokk kenn mus ko dégg mu wax ne damay jóge Fass lu muy def tàggu na ñi war a tàggu Fass li bon ci doomu aadama mooy nga am ñaari kanam soo gisee ko waa ji wax lii soo ne ginnaaw wax lee ñun du ñu def lenn loo xam ni ump na Fass wala fi dañ ne bésu layoo yee gën ba bésu layoo jot ba ñu toog ku ne xam dëgg gi fu mu féete ndax dafa ànd ak dafa wër nii bàyyi Fass ay nii lu ñuy def lu ne ñi ko war a yëg nañ ko wax nañ leen ko wasalaam.